mu nga ko waxtu wi jotatina ma dellu di leen dalal jàmm ci xibaaru bés bi fii ci Seneweb lu ci gën a fës bokk na ci accident bu métti bi nga xamante ne ni moo am ni kii dibeer yi ma woon nag ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ci ay booru 23h ci yoonu Linguère daara bi ci bay tolloog centre de pesage bu nekk rek ci ñetti kilomètre daara li ni mel nag daal dinay jural lu tolloog fukki doomi aadama ay gaañu mu ne ko da koy dindir liggéey bu borom këram def ci moom ba tax rek mu koy ëpp alal mara bi daa rek bëggoon tëddee soxna soosé nga xamante ne ni moom la doon liggéeyal mbir mi na mu demee dinañ leen ko gën a yaatalal mbirum rek xeet daal dinay indi fitna gu jéggi dayoo ci ab village bu nekk ci région bu Thiès ñu koy wax Pout Dagné foofee nag askan ba fay yeewoo bokk ci ay géer ak géwél géer ya daal ñoo taxaw ne temb ne géwél ya duñ fa suul seen i niw ndaxte day delloo seen dëkk boobee gannaaw li ni mel jur fa rek ay jàppal bàyyil langue politique gi dinañu si xuus candidat wu coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Podor di maître Moussa Diop nekkoon tamit directeur général Dakar Dem Dikk moom moomee fi mu ne nii nag doyen des juges rek mi ngi sàkku ngir ñu ubbi ab information judiciaire jëmale ci moom di koy toppee rek mbirum escroquerie ak rek wàllum détournement de deniers publics ngir lu ñeel élection locale yu ñu war a amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 njiital Pastef bi di Ousmane Sonko daal dina dégmal ab tukki ca diwaanu Ziguinchor waaye li ni mel nag xeeñul neex ndaxte rek rumeur ya ñuy jot mel na ni rek soo moytuwulee la fa amoon ci diggante ay partisans wu moom moomee Sonko ak Doudou Ka dina fa dal di amaat wa ila fitna dina yeewuwaat foofee ca Ziguinchor proposition loi buy criminaliser wàllum góor jigéen daal dinañu koy déposé ci assemblée nationale depuis àllarba yema woon ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum 2021 li ni mel nag Moustapha Niass mu ko war a rek dal di si woote ab conférence président yi ba tey jile defagu ko tax nag Mame Makhtar Gueye Jamra amaat kaddu yamu ca dal di yëkkati waaye it xamle nañ ne moom moomee di Moustapha Niass moom moo bloqué boobu lee rek projet de loi discours bu communicateur traditionnel bi di Khadim Samb def du neex benn yoon ña nga xamante ne nii ñooy xeex Macky Sall ngir mu bañ a amal ñetteelu mandat ci tànneefu njiitu réew gu ñuy amal atub 2024 moom nag Khadim Samb ba ñuy inauguré teer ga daal yëkkee kàddu yi ni mel la mu ca xam ne yëpp dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo inauguration teer gi dinañu si des ak yéen ba tey ñu ko doon amal ni ki démb ci altine ji ki leen nag di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daal dinay waneeti boppam tax rek ñu bëri di àdduwaat ci ay mbiram ci anam ga mu doxalee ni ki démb ji ci altine ji ba ñuy inauguré lii lee di teer bi njiiti réew mi Macky Sall fàttewul benn yoon impacté yi gannaaw ba mu rek àddoo si seen i mbir moom moomee sax mel na ni rek daal dinay feral seen rongoñ ak décision bi mu jël si ñoom xamle ko ni ki démb ba muy inauguré train express régional bi la mu wax moom Macky dinañ leen ko xamal ci les jotaayu xibaar procureur de la république bu bees bi la di Amady Diouf tàmbale na liggéey bi ni ki démb si altine ji yemoo woon nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 2021 bi la ñu nekk moom nag dossier bu tàng ba mu njëkk rek ubbi danañ leen ko xamal ci yile xibaar laata ñu si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppee mbokk yi li la mooy tënk yi bu ngeen taaxirloo nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di ànd ak yéen ci faram fàcce wi aywa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar te di leen di dalal jàmm ci xibaaru bés bi fii ci Seneweb accident gu métti moo am niki dibeer ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ci ay booru 23h ci yoonu Linguère daara bi ci booy tolloog centre de pesage bu nekk rek ci ñetti kilomètre daara ab minicar bu jógee ko Matam di yoon dem rek Ndakaaru mu këpp gannaaw bëpp na arrière ndeyjooram ba dal di éclaté fukki doomi aadama jëlee nañu ci ay gaañu bokk ca ñaar ñu nekk ci anam bu graaw lool te doy waar gannaaw ba gendarmerie defee constat d'usage bi nag victime yëpp waa sapeur pompier bu Linguère daal dinañu leen di yóbbu ca centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara ubbi nañu si tamit enquête ngir mën a xam rek lu sabab bile accident. brigade commerciale bu Kër Ayib daal dinay teg loxo lu tolloog ñaar fukk ak benn kilo yamba ca gare routière poste bu Kër Ayib nekkee ci département bu Nioro ci guddi ba 26 jàpp 27 décembre atum 2021 bi la ñu nekk marchandise boobee nag ca kaw benn charrette la ñu ko yeboon jógee ko Gambie produit ba ñu ngi ko xayma ci lu tolloog 2,520,000 francs CFA. mu ne ko da koy dindil liggéey gu borom këram def si moom Mara bile daa wax soxna si di clientam ngir mu sëy ak moom li ni mel mi nga xewee ca Daaru Minaan waa ji nag dafa dem ci kër ndaw si daal di génnee rek ci suuf ay téere yamu fa defoon ngir gëmloo ko ni miracle la ci noonu la ko diggée ni daal dina toj liggéey gu borom këram def si moom tax mu koy dominer di koy ëpp rek chance ngir am xaalis ñu jàpp ko nag si ndëgg sërëxam góogee waa ji nangu na ni moo def ca kanamu ay ndawu ba xudamul xaadim
mbirum xeet daal dinay indi fitna gu jéggi dayoo ci ab village bu nekkee ca région bu Thiès ñu koy wax Pout Dagné comme ni mu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi dëkk boobee nag nga xamante ne lu ëpp ca ña fay yeewoo ay séeréer lañu ci côté diine gi am na it ay chrétien ay jullit ak it ay ceddo dëkk boobee nag ci jamonoy maam ba jamono jilee may waxee ak yéen aada ak cosaan la ñu fay dund li ni mel tax coow lu rëy daal di fay am gannaaw ba fa ay géwél ak ay géer dëkkee ña fay yeewoo nag di géer ña xëjaluñu benn yoon géwél ya ca seen biir mën nañoo ne lu ca gën a doy waar moo di géer yi daal dañoo taxaw temb ne rek ñi leen di géwél yi duñu denc seen ab niw ci suufu dëkk ga ndax day umaate wa illaa day delloo ginnaaw seen dëkk googee ay jamono si ginnaaw di jamono yi ñoom maam géwél ya fa doon làkku sax ci ay guy la ñu leen doon duggal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot li ni mel la ñu bëgg a wëyal ba tey jilee tax géwél ya nekk foofee ca Pout Dagné dal di fippu ne li ni mel day dakk seen ay niw dañu ko fay suul si nii wala ca naa si noonu ne la ñu leen jëlalee sax ay tool yu sori lool ngir ñu def ko armeer mbir mi ñu mel sax juróon na fa coowit gu rëy lool sax atub 2019 ba géwél ya yéeg ca wàcc jaar ca fu ne waaye taxul seen aajo faju ndaxte àjjuma bi lee ñu génn yema woon nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre am na benn maire gu fa faatu waa dëkk bi taxaw temb de duñu ko fa denc tax ndaxte ab géwél la ay mbokkam taxaw ne nag ci biir dëkk ba dañu koy suul di lu fa jur coow lu rëy lool ci seen village boobee. politique candidat wu coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Podor di maître Moussa Diop wax na surveiller arrière am yi parquet nag daal dinay sàkku ci doyen des juges ngir rek mu ubbi ab information judiciaire jëmale ci ancien directeur général Dakar Dem Dikk bi ngir wàllum escroquerie ak détournement de deniers publics procédure bi nag ñoo ngi ko amal gannaaw plainte ba direction société nationale de transport buy tuumal kii di maître Moussa Diop wàllum faux ci ab document administratif ngir rek ñu fay ko ay indemnité de départ plainte bi nag mi ngi visé ay remise 30 millions ak lu ëpp 29 millions ci suñuy koppar ci kile di maître Moussa Diop bu ñu sukkandikoo ci direction Dakar Dem Dikk PCA wu boîte bi da koo xamal ni daal mësula signé ab résolution gu paiement d'indemnité wu départ boobee di lu Oumar Boun Khattab Sylla di directeur général Dakar Dem Dikk jamono ji jàppee rek faux document administratif direction bi nag la ñu bëgg mooy daal kile di maître Moussa Diop remboursé boobule koppar. ngir lu ñeel élection locale yu ñu war a amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atub 2022 njiital Pastef bi di Ousmane Sonko di tamit leader ci Yewwi Askan Wi day dem ni ki ëllëg ci àllarba gi ca diwaanu Ziguinchor ngir amal fa ab ndaje bu rëy lool bu mu fas yéene waxtaanee projet bile ngir gëmloo waa Ziguinchor ne Ousmane Sonko pare na ngir indi coppite tukkeem boobee nag mu dëgmal soo moytuwulee dina jurati fitna comme nu mu demee woon ci diggante ay partisan wam ak kile di Doudou Ka ndax ñoo ngi jot ab xibaar ne daal waa kër Doudou Ka ñoo ngi waajal attaque jëmale ci njiital Pastef bi lee di Ousmane Sonko li ni mel tax ñu bëri ci activistes yi sa di def ay live di naan daal nañu wàcc ñoom it ca Ziguinchor ngir lu ñeel kaaraange kii lee di Ousmane Sonko mu fay dem présenté wu maire li ni mel tax ñu dal di am xel ñaar ne ba xam ndax sax tukki bu Sonko bi lee ca diwaanu Ziguinchor du fa juraat fitna dañuy xippi suñuy gët ba xam rek fan la ñuy mujjee. proposition loi buy criminaliser wàllum góor jigéen daal dinañu koy déposé ci assemblée nationale depuis àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum 2021 bi la ñu nekk Moustapha Niass mu war a nag woote ab conférence président yi ba tey jile defagu ko Niass moomee daa bloqué loi bi donte étape bu indispensable la ngir projet bi dem commission laata ñu koy voté wala rejeté ci bu ñuy amal plénière soo moytuwulee nag projet de loi bile morne lay mujjee doon ci bu ko majorité bi soutenirul ci fàttali groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dafa rejeté boobule loi di wàllum criminalisation ngóor jigéen gannaaw ba ñu xam le ni daal proposition loi boobee répétition képp lay doon. ba tey ci mbir mi ni mel vice président wu Jamra nag la muy ragal jamono ji mooy majorité parlementaire bi teg gàcce askanu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Mame Makhtar Gueye waaye député yi nag yu Benno Bokk Yaakaar bloqué vote ba proposition loi bii di criminaliser wàllum góor jigéen fii ci Sénégal lobby LGBT yi du yu nekk ci àdduna gi yëpp duñu sax hésité ngir féliciter publiquement assemblée nationale bu Sénégal ngir lu mu defal lobby wu góor jigéen yu nekk ci réew mi di loo xamante ne ni gàcce réew mi la ci ay gëtam moomee di Mame Makhtar Gueye tax muy woo député yi ngir daal ñu gën a vigilant. discours bu communicateur traditionnel bi di Khadim Samb def du neex benn yoon ñuy xeex Macky Sall ngir mu bañ a amal ñetteelu mandat ci tànneefu njiitu réew atub 2024 ba mu jëlee parole ci ba ñuy amal cérémonie officielle lancement wu terre bi
bi Khadim Samb daa xam le ni daal njiitu réew mi lee di Macky Sall bëgg nañu daal mu des ci bopp réew mi fii ak ñaar fukki at wa ilaa lu tolloog 20 ans gannaaw loolee mu yokk ci ay kàddoom ne Macky Sall bénédiction la ci réew mi ak réalisation ya muy def bokk ci TER bi BRT bi ak yeneen ak yeneen rax si dolli fàttewu leen ñoom communicateur traditionnel yi mu xamle ko moom Khadim Samb di rek kaddu ya nga xamante ne ni ñu bëri ñu nga cay yëy di yàbbi ci TER bu ñu inauguré ni ki démb rek ci altine ji lay des ak yéen ci ay gëttu Fatoumata Ndiaye nag Fuuta sonn la gannaaw mu wonee gannaaw collectif bi lee di Fuuta Tampi ba noppi jël ay valisam jubali ca njiitu réew mi Macky Sall Fatoumata saa su ne rek mu may boppam riir démb ci altine ji ba ñuy inauguré TER bi Fatoumata wonewaat na rek boppam gannaaw ba mu fa doon feccee fecc yu rëy lool si wayu Youssou Ndour ba di la nga xamante ne nii réaction yu bëri daal dinañu cay juddu. ci inauguration TER bi njiitu réew mi Macky Sall fàttewul benn yoon impacté yi gannaaw ba mu xam leen ni daal mi ngi rafetlu tey jaajëfal impacté yu projet bile di train express régional bi ngir rek seen esprit citoyen laata muy naan nag état versé na si ay indemnité ba loolu weesoo la Macky Sall yokku ci ay kàddoom sax nii ngir impacté yi foyer bu nekk dinañu la jox parcelle 150 mètres carrés ca Bambilor ngir rek total 40 hectares. soxna Sile di Aminata Mansour Sène moo njëkk a dawal train express régional bi moom moomee sax moo yóbbu njiitu réew mi Macky Sall ca gare bu Diamniadio moom nag Aminata littérature la jàng laata muy def formation ci wàllum communication ba mujjee jot diplôme en communication des technologies numériques et multimédia ngir ab expérience bu professionnelle jógee télé opératrice technique jëm rek responsable commercial tey jilee Aminata def na métier gu mu bëgg di dawal ab train. ci noonu la yëkki ay kàddu ne daal def na ñaari at lu mu nekk di def ak di koy dund jamono ji nekkul woon ci xelam ba tax mu ne amul nag lu mënul nekk ci àdduna te rêve yu ñu ñemewul a sax rêvé bés mën naa ñëw mu dal di rek sotti. jëwriñ bu ñu dénk wàllum transport terrestre di Mansour Faye nekk tamit maire commune bu Saint-Louis bett na ñu bëri di ber bi leen ñu génn beau frère njiitu réew mi Macky Sall nag daal dinay wone ay talent wam ci wàllum karatéka ci ba ñuy amal nag xew-xew ubbiteb ñaareelu édition internationaux master yu Saint-Louis yi la kilé di Mansour Faye wane askan wi boppam ci wàllum karatéka ci noonu la ñu xamee rek ak mbettaange gu rëy ne kilé di Mansour Faye ceinture noire la. procureur de la république bu bees bi la di Amady Diouf tàmbale na liggéey wi ni ki démb ci altine ji ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atub 2021 bi la ñu nekk bu ñu sukkandikoo nag ci observateur magistrat bi perdurul rek temps ngir soobu ci dossier yi Amady nag créé contact ak collaborateur am yu bees yi rek la dal di tàmbalee moom moomee wutu Serigne Bassirou Gueye bëggula sax fës ci média yi ci noonu bés bu njëkk procureur Amady Diouf ca rek parquet bu Ndakaaru daa yemoo mbirum faux billets ya ñu saisir yem ak juróomi milliards si suñuy koppar ñañu teg loxo nag boobulee mbir bokk nañu rek si ñu war a njëkk a defeere ci parquet bi démb gannaaw ba ñu rek yendoo ca caavu palais de justice ñoom ñooñee retour de parquet la ñu mujjee bénéficié woo. noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppee ngir CAN 2021 bi budget wu juróomi milliards la ñu jagleel équipe nationale bu Sénégal li ni mel nag njiital fédération sénégalaise de football daal dina ca yàddu moom nag nee na ministre bi wax na budget bi ci assemblée nationale la ko waxee di rek juróomi milliards ci bu ñu yeggee final ba rek noppi gagné trophée bi ci noonu mu ne nag faw ñu xam ne lu si gën a rëy prime joueur yi moo koy présenté ci nu ñuy avancé si jongante gi ba final ba loolu weesoo mu yokku ci ay kàddoom ne nag ci ay relation wam ci biir CAF bi ak rek ci diggante président fédération yi mën nañu ne rek wa ilaa moom mën naa ni rek ñoom ñoo am rek benn ci budget yu gën a faible ci bu ko méngaleeg grande nation yu bëgg a gagné CAN bi mu ngoog jaajëfal naa leen ci teewlu gi dig leen daje ba ëllëg ak yeneen yi xibaar.